C'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax. mbokk yi safoo Leral TV jërë ngeen jëf ñu ngi amati mbégte bu baax di leen dalal ci seen jotaay bii di Jokko nag comme ni ngeen ko xamee émission la boo xam ne dañ fi waxtaane lépp lu jëm ci doxalinu biir réew mi tey nag ñuy dalal koo xam ne xam ngeen ko bu baax muy monsieur Seydi Gassama nekk directeur exécutif de Amnesty International Sénégal ñu xam ko nag ci taxawaayam ci défendre li nga xam ne mooy àq ak yelleefu doomu aadama yi monsieur Seydi Gassama ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen nuyu di nuyu képp kuy seetaan Leral TV di nuyu askanu Sénégal yëpp. jërëjëf monsieur Seydi Gassama alors dañu commencé nag ak actualité bi nga xam ne moo fës tey au niveau national international muy feebar bii di Covid 19 tey ñu gis ne Sénégal ñëwati nañ enregistré encore ay cas bu ñu ñëwee dem na ba wàññeeku ñu xeer suba mu yokkaat tey nag li xaw a jaaxal ñëpp mooy cas importé yi nga xam ne ay moodu yoon yu dawoon Nigéria dugg ba Vélingara muy juróom-ñaari personnes. waaw vraiment maa ngi massawu askanu Sénégal ci feebar bi parce que bi mu duggee ci réew mi ba léegi daanaka ñu bëri amatuñu jàmm ñu bëri ñu ngi toog seen biir kër ndax loolu la état bi di laaj nit ñi toog seen biir kër moom nag beneen volet boo xam ne dañ koy négliger ba léegi ndax docteur yi ñu ngi faj ñu ngi def sensibilisation ci biir rajo yi waaye tamit am na stress boo xam ne daf koy créer ci population bi moo tax damay ñaax yenn médias yi nga xam ne yéen la ñuy seetaan que tamit ngeen di invité psychologue yi ñu wax ak askan wi nit ñi mun a xam ni ñuy gérer stress bi nga xam ne moom moo résulté de cette pandémie. beneen question bi nga xam ne généralement duñ koy laal mooy problème xale yaa ngi ci biir kër yi waajur yu bëri dañuy liggéey même ñi liggéeyul gérer xale yi dafa doon lu metti loolu su weesoo damay ne rek feebar bi mu ñëwee ba léegi. C'est vrai que état mu ngi koy gérer avec beaucoup de transparence di ñu wax bés bu nekk di ñu jox situation bi bés bu nekk lu am solo la parce que état yu bëri dañuy nëbb données yi parce que dañuy bañ ñu leen di critiquer parce que généralement matuwaay yi waroon jël feebar bi mu commencé état yu bëri jëluñu ko moo tax dañuy ragal di joxe ay données yoo xam ne dëppul ak réalité mais fii gis nañu ni que état mu ngi joxe ay données yoo xam ne mun nañu yaakaar ni données yu am solo la di wax ne tamit képp koo xam ne am nga feebar bi na nga dem hôpital ñu seet la faj la bu gën a gaaw balaa muy compliqué di wax tamit askanu Sénégal que ba léegi docteur yi ñu ngi am ndam ci paj mi c'est parce que simplement cas yi dafa bëriwul dañu war a feebe cas yi bañ a bëri ndax bés bu cas yi bëri bi hôpitaux yi mënatuñu leen gérer boobaa dama ragal ñu bëri dinañ ñàkk seen bakkan kon nañu fexe ba lépp lu kër docteur santaane ci wàllum prévention ci wàllum hygiène raxas loxo ñu koy def ndaje mi muy ngénte muy sëy ak yeneen même julli juma nañ ko bàyyi ba ci kanam di wax tamit suñu mbokku émigré yi man bokkuma ñuy stigmatiser émigré parce que ñu bëri tey ci biir diaspora bi dañu xalaat ne ñu ngi leen di stigmatiser avant jàngoro bi du dugg ci biir Sénégal immigré dafa nekkoon titre bu valeureux bu am valeur soo nekk ci bitim réew soo ñëwee ñëpp lay seet si kenn du la daw ñëpp lay seet si ku nekk bëgg na may doomam immigré waaye léegi gis nañu jàngoro bi mu duggee fi ba léegi ñu bëri ñu ngi daw immigré yi am na sax kër yoo xam ne dégg naa su dee immigré nga ñëw nga foofu nit ñi say voisins ñoom ñooy dem booleel ak police ne ñëw nga nañ la ñëw seet donc loolu yëpp ay réaction yu ñu mën a nangu la parce que ñoom fi ñu jógee dëkk yu fa la gën a law te lépp ci tamit ñi jóge ci dëkk yooyu ñoo dugal jàngoro bi fi ci biir Sénégal donc c'est normal que citoyens yi ragal képp ki nga xam ne jóge na ci bitim réew waaye nañu daal bañ a yaakaar ne képp kuy immigré rek da nga am jàngoro bi fexeel tamit ba surtout suñu mbokk immigré yi ndax kenn mënul tere doomu Sénégal ñibbisi sa dëkk parce que doomu Sénégal ak fu mu mënte nekk mais su bëggee ñibbisi
am na droit ñibbisi ci biir réewam. même su dee dañu tëj frontière. alors mais si frontière yooyu immigré yi si foofu laay des parce que bëri na ñoo xam ne buñ nekkee si yeneen dëkk yi du ñu nekk situation régulière. amuñu ay kayit dañuy ragal a dem si seen ambassade yi. ñu bëri tamit dañu bëgg a ñëw si ñu téye frontières yi état yooyu gis nañu mel ne ñu nekk Maroc. état Maroc nangu leen a génne état Sénégal nangu leen recevoir est-ce que loolu tam ak yelleef doomu aadama nangu na ko. waaw vraiment loolu mun naa wax ne ak yelleef doomu aadama mënu ko nangu waaye damay leeral d'abord li ma commencé woon wax. di wax ne d'abord sénégalais bu nekk am nga droit ñibbi si sa biir réew. waaye nag amoo droit mettre en danger yow sa bakkanu njaboot ak bakkanu askan wi. donc képp koo xam ne doomu Sénégal nga su dee da nga bëgg ñibbi si Sénégal su dee yàlla dimbali la ba nga egg ci frontière Sénégal da nga war a fexe ba autorité yéeg ni yaa ngi fii boobaa su dee war nañ la mettre en quarantaine nañu la mettre en quarantaine su dee tamit war nañu la tester ndax test bi am na léegi mun nañu la tester su dee amoo jàngoro bi nga ñibbi sa kër waaw di ndëbatu di dugg ci biir réew mi n'est-ce pas kenn gisu la nga dugg sa biir njaboot di leen contaminer loolu yoon sax mun na la ci topp. mun na la topp mun na tegee daan yoo xam ne mun nga dëdd kaso bi juróomi at parce que tu mets en danger ta vie et la vie des autres kon nañ ko xamee noonu suñu ñibbisee suñu eggee ci frontière ba nañu signalé wu ci autorité sanitaire yi ñu mun leen tester wala bu ñu mun leen mettre en quarantaine léegi nag ni nga ko waxee rek am na réew yoo xam ne kenn mënatul génne kenn mënatul dem donc Sénégal yi nga xam ne ñu ngi jóge Espagne ak ay France xaw ma kañ lañu fa jógee peut-être c'est avant ñoo ngi di fermer seen frontière waaye ki nga xam ne ñëw na ba ci frontière Maroc fekk Maroc ci boppam ferme na frontière am xam nga du mën a jàll. dafay daal di coincé foofu. nekk fa nag ci ay ndekkin yu métti ndax généralement image yi ma gisoon semaine bële ñooñu ci biir désert la ñu nekkoon xam nga ñooñu mënuñu fa yàgg te Maroc du leen bàyyi ñu romb suñu rombee Maroc tamit Mauritanie ferme na frontière am ñu je crois que état Sénégal moo war a jëlee matuwaay. yónnee n'est-ce pas ay avion pour ñu jël si leen ndax Air Sénégal am nañu ko léegi taxaw na dawatul war nañu ko mën a utiliser pour secourir suñu citoyens yi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur ni ko France di defee ak États-Unis ak ñeneen réew ba ndax ñooñu ba léegi ñu ngi yónnee avion ñëw Sénégal di jël seeni citoyens yi fi nekk di leen dellu France pour ñu mun leen faj foofu kon loolu lu am solo la état warul abandonner citoyen ci jafe-jafe su dee soxla na ndimbalu état war na ko aider leneen li nga wax tamit lu am solo la Sénégal yi bëri ñu ngi ci bitim réew di nëbatu parce que amuñu ay kayit. ñu ngi nëbatu autorité réew yi nga xam ne ci la ñu nekk parce que dañuy ragal suñu leen identifier jàngoro bi su passé. wala moom avant même jàngoro bi di passé ñu dugg leen avion andi leen Sénégal am na yoo xam ne tamit dañuy ragal sa dem ci autorité sénégalaise yi nekk ci biir réew moomu maanaam consulat yi. ndax autorités sénégalaises yi dañuy participer ci identification clandestin yi ndax clandestin yu bëri suñuy duggee ci réew yooyu dañuy sandi seen passeport lépp dañuy sandi donc pour ñu bañ leen a identifier rapatrier leen Sénégal waaye soo seeta réew yu bëri y compris Sénégal suñu ndaw yi toog ci réew yooyu dañuy dem collaborer pour identifier n'est-ce pas doomu Sénégal yi mu leen rapatrier loolu tax na ba ñu bëri dañuy ragal a dem ci consulat yi donc du ñu am protection autorité pays d'accueil waaye tamit du ñu am protection autorité sénégalaise te loolu vraiment musiba bu rëy la. est-ce que organisation yu mel ne Amnesty tam ñu ngi wax ak état yi pour ñu jàppale doomi africain wala doomi européen sax yi nga xam ne ñu ngi si frontières yi wala ñu ngi si àll bi peut-être ñenn ñu yor nañ feebar bi ñenn ñu ko mais duñ nangoo dem di jege état yi parce que dañuy ragal comme ni ko. c'est ça waaw loolu moo tax vraiment ñu ngi rafetlu décision bi nga xam ne réew bu mel ni Portugal def na ko. J'ai pas encore vérifié l'information mais ñu ne ma Portugal dafa régulariser ay clandestins yu bëri pour que ñu génn ci clandestinité ñu mun leen a xam ñu mun leen a jàppale. Je crois que tey lii nga xam ne moom la état africain yi war a ñaan Union européenne mooy képp ko xam ne clandestin nga nañ la régulariser ndax suñu la régulariser ci lañ lay mun a identifier n'est-ce pas mun la assister loolu sax dafa bokk ci xeex jàngoro bi fexe ba ñu xam kan moo nekk ci biir réew mi ñu identifier su feebaree ñu faj ko waaye su dee yow yaa ngi xeex jàngoro bi sa biir réew te am na ñoo xam ne ñu ngi nëbbatu laxatu mais doo jàngoro boobu doo ko teel a gagné kon je crois que li nga xam ne message bi nga moom la état africain waroon tey
promouvoir mooy ñu ñaan Union européenne pour que vraiment clandestins yi wala boog Union européenne sax war na am vision boobu maa ngi leen ay kayit pour que ñu nekk ci situation boo xam ne dinañ mën a am dimbal. deux suñu feebar ne leen mën a faj. dañu fi nekk di nëbatu di daw. alors dañuy des si nag fii nga xam ne mooy Sénégal wax si mesures yi nga xam ne nguuru Sénégal jël na ko ngir xeex feebar boobu corona liñ ci gën a nemmeeku mooy état d'urgence couvre-feu gisoon nañ nga def benn sortie pour ñaawlu yenn actes yi nga xam ne yenn way takk der yi doon nañ ko def askan wi mais ñu seetlu ba léegi nit ñi ñu si bëri respecté nañ ko mais am na ñoo xam ne ba léegi dañ leen jàpp si mbedd ñi di leen pompeloo di leen defloo yoo xam ne boo ko gisee franchement loolu dafa mel ne àq yi def doomu aadama waru ko mun a non. waaw loolu moom je crois que dañ ci war a bàyyi xel bu baax. il faut que takk der yi xam ne état d'urgence ak couvre-feu lenn rek la autoriser état moom ñu restreindre la liberté de circulation des personnes. dem ak ñëw bi. loolu mooy état d'urgence fexe ba dem ak ñëw bi. ñu mun ko dog. parce que dañu yaakaar dem ak ñëw bi moom mooy tax jàngoro bi di law ci biir réew mi donc ñu dog dem ak ñëw bi état d'urgence tamit. état mun na ci biir état d'urgence restreindre li ñuy wax liberté d'expression gis nga rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon bokk sa ay doomu kilifa diine ñi doon wax ne maanaam jàngoro bi nekku fi extra dañ leen convoqué donc état d'urgence am na ay liberté yoo xam ne yoon may na état ak droit international sax may na état pour mu restreindre ko mooy par exemple liberté de circuler liberté d'expression liberté de manifester te soo demoon préfecture ñaan autorisation de manifestation ñu la ko jox mais loolu su weesu liberté yooyu yeneen yi yëpp bokkul ci li nga xam ne état d'urgence mun na ko xaañ nit état d'urgence munu jox pouvoir exécutif autorisation pour que mu jël bakkanu nit maanaam dañ la fekk ci biir mbedd rek fetal la comme li xew ay Rwanda ak ñeneen réew loolu bokkul ci li nga xam ne état d'urgence war na ko autoriser état de droit bokk na ci am ci li nga xam ne état d'urgence ak couvre-feu joxe ko takk der yi mooy jàpp nit di koy dóor di koy torturer wala di koy defloo lépp loo xam ne dafay porter atteinte à sa dignité comme di ko pompeloo et cetera di koy def yeneen punition yoo xam ne école primaire lañ ko doon def ci année 70 si kenn defatu ko loolu yëpp dafa bokkul ci li nga xam ne yoon daf leen ko may yoon leen rek la leen may mooy ku violer état d'urgence bi nañ ko jàpp jébbal ko justice ndax justice yoon dafa prévoir ay daan yoo xam ne mun nga tëdd kaso ba 2 at ak alamaan su dee da nga violer couvre-feu mais daan yooyu diis na kon ku ñu jàpp ne la jébbal yoon jébbal le procureur. mais est-ce que jàpp itam ne situation bi ni mu demee nii autant ñi nga xam ne dañu war a ñu ngi violer couvre-feu bi war nañuy respecter yoon autant ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk pour imposer couvre-feu bi ñoom war nañu respecter yoon. waaye ndax état d'urgence dafa signifié wul absence de l'état de droit. waaw dafa war a dañ ko war a lal ci kaw état de droit. waaw pour que jàmm mun am ci biir réew mi. waaye ndax jàppoo ne tam ak situation bi ni mu demee nii xëy na état bi mesure yi mu jël mënu jàpp ay nit di yóbbu ci kaso bi di leen punir donc est-ce que itam punition bi dëgg la yoon nangu ko waaye est-ce que buñ demee ba loolu sës fi est-ce que duñ ko def pour protéger les gens. voilà xam nga je pense que il faut moo tax sensibilisation dafa am solo il faut ñu continuer di ñaax Sénégalais yi di leen wax ne couvre-feu bi. li nga xam ne moom moo ko andi du ay motivation politique xam nga ñi nga xam ne fekkoon nañu démb xam nañu ne couvre-feu bi amoon 68 ak 69 li ko andi woon mooy trouble politique bu 88 bi élection moo amoon mu amee trouble yu grave ñu décrété couvre-feu waaye bii yoon moom amul benn trouble politique jàngoro moo fi nekk kenn ku nekk ci ñun sa bakkan nekk en danger loolu moo tax état jël matuwaay yooyu kon dañ ko war a respecter ndax kenn ku nekk ci ñun n'est-ce pas sa bakkan xëj na ci soit suñu defee genre de sensibilisation boobu dina mën a jàll il faut tamit état bi xam ne kilifa diine dañu war a participer ci sensibilisation bi waruñu fi nekk rek jëleen dogal ne kilifa diine yi appliquer leen ko non dañu war a fexe ba kilifa diine yi yëkkati seen baat ñuy wax ak sénégalais yi ndax am na loo xam ne tey khalife général di Mouride ou di Tidiane waa jàngo bi cardinal yëkkat seen baat wax ko ñu bëri ci biir réew mi dinañu leen déglu kon nañu feewe kilifa diine yi
artistes yi naam baax na. mais kilifa diine tamit bokk ci sensibilisation bokk ci ndigal yi ñuy joxe. n'est-ce pas. pour nit ñi toog seen kër nit ñi am yeneen comportement yoo xam ne dafay aar askan wi contre feebar bi kon buñ vraiment nañu xoolaat sensibilisation bi gën ko yaatal ba pare tamit di def preuve de tolérance. sànq gis naa benn femme boo xam ne Mbàkke dafa yónni doomam moom mënul génne dafa ragal couvre-feu mais dafa xalaat suñu doomam boo xam ne xale bu ndaw la suñ ko jàppee dinañ ko bàyyi et alkaati dañ ñëw ba ci biir këram jàpp ko moom parce que dafa leen ne sama yaay moomu yónni ñëw jàpp ko moom yaayu xale bi yóbbu ko je crois que yooyu yëpp faire preuve de compréhension rek kooku yaakaar naa ne dinañ ko verbaliser bay ko mu ñibbi ndax xam naa commissaire bu nekk Mbàkke donc il faut que ñuy doxal compréhension xam ne tamit appliquer loi bi coûte que coûte n'est-ce pas de solution saa yu nag saa yu amee su dee am na nag ñoo xam dañuy défier force de l'ordre yi nekk fi di jàmmarlu ak ñoom ak ku ñu jàpp nag moom dañ la yóbbu koo xam ne xëy na téye ko daa bëggoon ñibbi Pikine amul oto yàlla def heure bi fekk ko ci biti ñu jàpp ko kooku war ni mën a daawal compréhension ndax loi bi tamit noonu la il faut ñu daawal ko ak compréhension pour que lépp mën a jaar yoon. loolu am na solo alors def ñu bëri nag ñu ngi ragal ne situation bi bu changé wul danañ dem ci confinement waaye di jaaxal nit ñi mooy Sénégal état bi li ñu xam ci doole mënul jox nit ñëpp lu ñu dundee est-ce que itam nit ñi bu ñu leen confiné te joxuñ leen lu ñu dundee boo mënut indi loo xam ne nii peut-être garab guy faj guy yokk jàngoro la. confinement moom musiba la ndax soo gisee ba léegi réew yi nga xam ne jël nañu ay matuwaay confinement te confinement bi dox. mooy réew tugal yi. ñoom am nañu doole am nañu ay milliards de dollars et d'euros de réserve mun nañ ci tibb ku nekk ñu jox la dara pour que mun yore nekk sa biir kër te doo génne ñu réew Afrique yi mënuñu ko réew yi ko jot a def léegi en Afrique ñu bëri ñu ngi jànkonteel ak ay difficultés moo tax d'ailleurs ñu rey ay nit ci mbir mbedd mi police di fetal parce que nit ki soo ko confiné ba pare joxoo ko lu mu lekk boobaa ay jafe-jafe rek ngay am da nga koy jox ñaari solution mu toog ci biir mu dee ak xiif wala mu génn ci biti mu dee ak coronavirus kon loolu état bu responsable war ko def moo tax ak nu munte demee su dee ñu ngi dem ci confinement état dafa war a fexe ba lu mu mën rek mu jox ko ñi nga xam ne dañ ko soxla waaw dafa war a def effort dëgg naa ministre Mansour Faye nee na ñoom ci seen li maanaam seen statistique am na lu mot million njaboot ci biir Sénégal yoo xam ne dañu soxla ndimbal loolu yëpp soo ko boole day nekk 8 millions de Sénégalais ñoo yëpp su dee li nga xam ne moom laa dëgg ñu avance ci ay chiffres maanaam équivalent 187 000 francs su dee jox nañ leen ko même su dee confinement sax nit ñi dañ ko soxla ndax activité dafa wàññeeku ñu bëri ñu doon liggéey ci restauration suñu yaay yi ñu bëri tey seen liggéey doxatul transport taximan bi nga xam ne dafa doon dawal dafay versement tey n'est-ce pas 20 heures su jotee mu ngi daw ñibbi këram gaare taxi bi am na secteur yu bëri yoo xam ne ñu doon nekk ci tourisme di liggéey hôtel yëpp tëj nañu tey kon déjà am na ñoo xam ne dañu soxla ndimbal boobu même sans confinement dañuy soxla ndimbal mais su dee confinement war na am tamit dañu war a fexe ba ñu gën ko yaatal ci ñi nga xam ne xëy na ils sont pas affectés pour le moment waaye confinement su amee rek dinañu daal di am ay jafe-jafe. je crois que loolu vraiment lu am solo la te ñu ngi ci insister encore bu baax a baax pour que ñu def loolu waaye li gënoon mooy ñu bañ a yegg ci confinement. bañ a yegg ci confinement nag mooy ñu fexe ba motuwaay yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy dig pour que ñu dog propagation virus bi nañu fexe ba appliquer yooyu. loolu am na solo. ku nekk appliquer ay mesures d'hygiène. ak lépp dañu ko santaane pour que ñu bañ a egg ci confinement. ndax cas yi su continuer di yokk booba nañu confiner nit ñi. te dina métti trop ci réew mi. métti ci ñun en tant que citoyen. alors métti ci réew mi mu mel ne état du Sénégal ni nga ko wax léegi Mansour Faye wax nañ ne génn na aide alimentaire lu toll ak 146 000 tonnes. waaye ñu bëri ragal nañ parce que génn nañ ci Dakar Rufisque Thiès je pense ak Pikine déjà ñu bëri jàpp nañ ne loolu jaaduwul beneen bi mooy ñu bëri ragal ñu séddale boo xam ne du jaar yoon. waaw je crois que ministre Demba Mansour Faye joxe na ay leeral nee na commune Sénégal yëpp nañ ci bokk xam nga Dakar Rufisque ak Thiès
daanaka dañu am seen statut dafa wuuteeg ñeneen villes yi. Par exemple soo jëlee Dakar am na ville de Dakar ay commune d'arrondissement. Tëngéej tamit am na ville de Rufisque ak commune d'arrondissement. Pikine noonu, Thiès noonu. kon ville yi maire yi nga xam ñoom ñoo jiite ville yi ñoom ñoo ci génne waaye toutes les communes y compris commune bu Plateau bu Sacré-Cœur ñëpp dinañ ci bokk. loolu dalal na suñu xel bu baax a baax loolu su weesu politique la moo tax ci biir séddale bi dañoo fexe ba ñi koy def ñu doon ay nit yoo xam ne dañ leen wóolu en tout cas ñëpp xam nañu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo ndimbal mi ci biir dëkk bi ñi leen gën a xam mooy maire yi chef de quartier yi ak chef de village ñoom ñu gën a xam ñi nekk seen biir quartier te ñu soxla ndimbal mi kon ñooñu ne leen ci boole maanaam ba defoon lu gënoon jaadu sax mu ñu jël affaire bi yëpp jox ko chef de quartier wala chef de village wala maire ba ñu ne ko mbir baa ngi nii na nga ko séddale je crois que loolu moo gënoon yomb que ñuy déplacer ñuy mobiliser ay nit au niveau central pour distribuer ko waaw parce que loolu day daal di nekk lu diis li ngay dépenser pour distribution bi dafay daal di gën a bëri ci dafay jël lu bëri ci. wax nañ ne sax dana toll lu mat 4 milliards yoo xam ne ay logistique ak essence. voilà je crois que vraiment tey li gënoon mooy parce que am na ñu fi am expérience ci wàllu humanitaire soo jëlee Croix-Rouge am nañu expérience ci wàllu humanitaire soo jëlee Caritas am nañu expérience ci affaire humanitaire am na yeneen kuréel yi fi nekk ay mouvement islamique yi fi nekk am nañu expérience ci humanitaire nañ leen boole ci mbir mi su leen boole ci mbir mi boole ci borom dëkk yi ak borom gox ya boole ci maire ya je crois que mbir mi dina jaar yoon 4 milliards yooyu ñu xalaat yëpp di nga ko ci dépensé ndax di nga loué camion rek ñu dem ci commune ba déposé ko ci mairie ba fexe ba distribué ko ci chef de quartier bu nekk je crois que boobu dinañu wàññi bu baax a baax dépense suñu bëggee centraliser yëpp pour que le ministre au niveau central mun a gën a feeñ et cetera et puis aussi parce que bon am na maire yoo xam ne opposition moo ko contrôlé je crois que loolu yëpp dafay indi ay jafe-jafe waaw dañuy toll foo xam ne tey politique dañ ko war a mettre de côté ñu fexe ba ñu matuwaay bu ñu jël rek mu doon matuwaay boo xam ne Sénégal yëpp nit ci seen bopp waaw du am affaire politique affaire par parlo. alors dañuy jeexale nag ak li nga xam ne mooy loi d'habilitation sociale bi nga xam ne projet de loi gouvernement bi yóbbu na ko assemblée nationale gisoon nañ ne bu njëkk ñëpp a si àndoon dem nañu benn instant tam opposition bi ñu bëri génn parce que dañuy jàpp ne président daf si dugaloon loo xam ne nii xëy na dana ko jox doole joo xam ne du woon pour xeex rek Covid 19. waaw xam nga lii xaw a doy waar Sénégal mooy soo jëlee dëkk yu mel ni France ay Guinée et cetera dañu lay wax état d'urgence sanitaire. état sanitaire waaye da ngay jël ay matuwaay yoo xam ne dañuy gën a nekk ci wàllum wér-gu-yaram par exemple confiner ay nit xam nga loolu décision bu diis la confiner réew yëpp wala confiner ay dëkk confiner Thiès confiner Tamba wala confiner Almadies yooyu yëpp ay décision la xam ne pouvoir exceptionnel moo la ko jox dëkk am dëkk yoo xam donc état d'urgence sanitaire la ñuy wax waaye yow soo ci boolee nga naan toute autre matière loolu mooy jox na les pouvoirs non seulement ci wàllu wér-gu-yaram waaye ci domaine bu nekk fànn bu nekk ci vie nation bi jox na lay pouvoir y compris ci mbirum atte kër attekaay yi digg naa ministre bi naan c'est pour que peut-être président mën a jël ordonnance pour que délai de prescription yi ñu mun ko suspendre et cetera loolu am solo la mais je pense que li tax ba ñeneen parti d'opposition defe ne waruñu ko supporter c'est parce que simplement li ñu jox président dafa bëri trop ci ay pouvoir am na yoo xam ne soxlawu ko pour gérer situation bi. daf ko soxlawul. mais mu mel ne def nañ amendement yi ministre bi indi woon ku mel ne Abdou Mbow ki wax na ne dañ ko mujj rejeté lu mel ne tout ordre ak juridique. voilà donc gisaguma évidemment la loi d'habilitation loolu su dee am nay modifications yi c'est très bien mais defe naa loolu moo àndoon appréhension yi. mais ñeneen ne duñ ko voté. je crois que su dee dañ ko limité woon strictement à la gestion de l'épidémie ay mesures yoo xam ne à caractère sanitaire lañu. je crois que yëpp nañ ci ànd. donc loolu dafa am solo ñu bañ a xalaat ni tamit parce que jox nañ les pouvoirs ëllëg doo rendre compte. loolu dafa war a leer. il faut que président xam ne jox nañ ko ay pouvoir yu rëy waaye pouvoir yooyu su ko utiliser ni mu ko war a utiliser
ëllëg il va rendre compte. Par exemple tey lépp la am ñu ngi ko jënd ci ceeb ci diwlin ak leneen procédure de passation de marché bi nga xam ne moom la yoon tegoon fii amatul léegi jox nañ leen pouvoir pour ñu dafay gré à gré léegi nag il faut pas que ëllëg ñu toog parce que pour le moment lu bëri duñ ko xam waaye bés bu mbir mi passé lu bëri dina feeñ waaw jënd ay butéelu alcool butéelu n'est-ce pas gel hydroalcoolique ay 25 000 francs wala ay 50 000 francs bés bu ñu ko fi déggee ki ko def di nga rendre compte ça c'est très clair ay butéelu coton ay 100 000 francs ay 30 000 40 000 ba 50 000 francs comme ni ñu kuddu yi nga xam ne déggoon nañu ko fi loolu su amee mais jafe-jafe dina am parce que nag jox nañ leen ay pouvoir pour que ñu def mbir mi nu mu gën a gaawee waaye du pour ñu nekk fii di luubal alal réew mi alal ba am ñëpp a ko bokk pour ñu koy luubal donc il faut que je fasse très attention jox la pouvoir yëpp ne signifie pas que n'est-ce pas soo ko utilisé wul naka sul noonu ëllëg du ñu la laaj ay compte donc il faut que mu leer ci bopp président mu leer ci bopp ministère boo xam ne n'est-ce pas bokk nga ci mbir mi te tey def naa ministère yëpp a ci bokk même force d'armée bokk na ci ñi nga xam ne ñu ngi déployé ay hôpitaux de campagne te def naa mun na am suñu boole leen ci ñi nga xam ne ñoom ñooy distribuer donc let loolu am na solo mu mel ne agsi nañ suñu cappaandawu émission ñu bari rek nga joxe sa dernier mot. waaw dernier mot rek mooy di ñaax encore askanu Sénégal pour que ñëpp xam ne mbir mi danger bu rëy la pour réew mi ndax réew su demee ba di tëj ay frontières am muy Sénégal muy France ak ñeneen c'est parce que danger bi dafa doon danger boo xam ne garaaw la nañu bàyyi caaxaan képp koo xam ne sa liggéey laajul pour nga génne na nga toog sa kër suñu njabootee leen téye ci suñu biir kër ndax bàyyi sa doom ba dem ci biti mu jëli feebar ba andi ko sa biir kër yow lor sa ñeneen njaboot yi je crois que loolu kenn war ko ñaan yàlla kon nañu gën a respecter mesures yi nga xam ne moom la autorité sanitaire yi digle pour que feebar bi ñu bañ pour mu law donc une fois bés bu lawee rek suñu système sanitaire suñu hôpitaux yi dootuñu ko mën a gérer te boobaa li nga xam ne moom moo xew Italie bés bu nekk nga dégg juróomi téeméer nit dee nañu boobaa defe naa li ko raw mooy am fii ndax fii doole bi nga xam ne ñi la am nañu ko amuñu ko kon nañu fexe ba n'est-ce pas ñu gën a góorgóorlu ci appliquer matuwaay yi nga xam ne moom la ñu santaane pour que ñu bañ a egg ci niveau de contamination bi nga xam ne moom la ñu ragale suñ ci eggee confinement dina am waaye tamit hôpitaux yi dootuñu ko attan. jërëjëf monsieur Seydi Gassama am nañ mbégte bu baax si dalal la suñu émission bi di Jokko wax yi nga wax am na solo lool comme ni nga ko waxee rek na ñëpp toog seen kër muy sensibilisation bu am solo ñu lay remercier bu baax nag si disponibilité bi alors mbokk yi loolu moo nekkoon seen émission Jokko ñu leen jox dig daje ba yeneen ay bis yi di ñëw jërë ngeen jëf. C'est illégal. Je m'engage à n'exercer qu'un mandat de 5 ans. De Senghor à Abdou Diouf, Ablaye Wade en passant à Macky Sall, tous les leaders ont fait du wax